xibaar yi ñu ngi lay nuyuwaat soxna Naata. ma lay fayaat bu baax a baax Pape Cheikh di nuyu képp ku ñuy seetaan. bokk na ci li ñu nar a yaatal ci kanam tuuti kàddu yi Gaston Mbengue yëkkati di wéyal coow ba léegi jëmale ko ci Barthélémy Dias Ousmane Sonko di ko naqarlu bu baax a baax ne njiitu réew mi Macky Sall lool it la war a def daanaka ci benn fan yi moom mi jiite Pastef mu nga woon ca Bombay ci meeting d'investiture candidat yu coalition Yewwi Askan Wi. forum bi ñu jagleel lëkkaloo diggante Afrique ak Chine ubbi nañ ko tey jile ci Ndakaaru ab daje ci diirub ñaari fan bu président Macky Sall teewee jëwriñ bi ñu dénk wàllu biti réew fële ca Chine ne moom réewam dina wëy di ànd ak Sénégal ngir ci ay projet ak lépp lu ñu sóobu. nouveau variant Covid bi ñuy duppee Omicron mu mel ni indi na ab tiitange ci àdduna wërngal këpp lu toll ci juróom-ñetti réew ci Afrique wax nañu ni am na ci seenu réew ak ay réew yu nekk fële ci Europe ak Asie am na ñeneen ñu tàmbalee tëj seeni frontière dinañ leen wax lépp lu ngeen war a xam ci variant Omicron boobule. ci wàllum tàggat yaram it ba léegi ni ñuy jëfandikoo ay antibiotique te mu jéggi dayoo day tax ba yenn infection yi day suñu yaram day dem ba dootu ko mën a tee dékku loolee tax ba ay junni nit di faatu ngir loolee ñuy duppee résistance antimicrobienne semaine biñ ko jagleel door nañ ko ca diwaanu Thiès. ci ñaareelu pàccu xibaar yi dinañ dalal Cheikh Tidiane Diawo ci xibaaru tàggat yaram bokk na ci benn at ginnaaw ba Pape Bouba Diop génnee àdduna ab waxtaan wu yaa nax seq nañ ko ak soxnaam soosu di Marie Aude Diop. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi ñu dooree ko Ousmane Sonko fële ca diwaan bu Bombay muy naqarlu bu baax a baax kàddu yi Gaston Mbengue yëkkati ci week-end bi jagleel ko Barthélémy Dias mu di ay kàddu yu indi féewaloo ci réew mi moom Ousmane Sonko loolee la gis te dafa jàpp ni président Macky Sall ci boppam kenn waru ko woon a jiitu ci jóg naqarlu kàddu yu ni mel. moom mi jiite Pastef mi ngi woon foofu ca Bombay ginnaaw meeting d'investiture ay candidat coalition Yewwi Askan Wi dañ koy déglu Ousmane Sonko ci micro Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. kenn ci jege ñaale Macky Sall yi kenn ci ñi koy jàppale yëkkati wax ju ñaaw teg ko ci Barthélémy Dias ñoo ngi exiger fii ci turu Yewwi Askan Wi waaye di exiger fii ci turu peuple Sénégal yépp ni que dans les 24 heures Macky Sall mi président de la République war a njaboote Sénégal yépp nañu xaar ci moom ñoo ngi xaar ci moom di exiger ci moom mu condamné wax ju ñaaw jooju ndax kenn mësu koo dégg ñu yëkkati wax ju ñaaw teg ko ci nit wala ñu yëkkati ngànnaay dóor ko nit ñu gis Macky Sall génn condamné ko lii bu amoon tey France wala mu am Allemagne wala mu am États-Unis président bi mooy njëkk a jóg condamné ko kon li ñuy exiger fii ñiy woote jàmm ñu fekk leen ci jàmm ga moom rek la ñu bëgg waaye li ñuy exiger fii mooy lii taal na ay réew yu dul jeex mooy xool sénégalais ba mu neex la nga ne kii du sénégalais wala nga xool sénégalais ba mu neex la nga ne ñoom matuñu sax téeméer ku leen reyoon nit wàññiwul dara Sénégal amul lu ko gën a garaaw ci réew bu ko deful nag ñun ñëpp nañu ànd xam ni ki yee fitna Sénégal ki nekkee ci fitna ci juróom-ñeenti at yi dóoraate tëjaate kaso complot kenn la mu ngi tudd Alaaji Macky Sall. ci loolu SYNPICS di syndicat bi ëmb liggéeyu tas ñi nekk ci kërum tasu xabaar yi am na ab communiqué bu mu ci génne SYNPICS di ñaawlu bu baax a baax kàddu yooyu les Gaston Mbengue yëkkati ci benn émission ci benn télé muy Walf TV moom SYNPICS nag ne lii mi ngi koy jagleel bépp média bu nekk fii ci Sénégal di leen fàttali ni yoon ci boppam jaarale ko ci code de la presse moo leen tere ñuy jox kàddu képp koo xam ne day yëkkati ay kàddu yuy indi féewaloo ak boddi
konte ci biir réew mi moom mu gis ni moom SYNPICS sax ni émission boobule dañ ko enregistré woon naam suñu naataango mi ngi doon jéem a dalal Gaston Mbengue waaye waroon nañu ko mën a dagg li tubaab di tuddee censure SYNPICS di fàttali ba tey rek ni taxaw na tey ngir sàmb ak yelleefu taskatu xabaar yi waaye ñoom tamit waruñoo wàcc seenub yoon mu di ab communiqué bu mu jagleel bépp taskatu xabaar bu nekk fii ci réew mi. ñu wax ci leneen ci wàllum politique daanaka ba tey Tivaouane ak meeting d'investiture bu Demba Diop Sy bu coalition Nay Leer moom ay parti ak ay coalition ay mouvement yoo xam ne ay ndaw lañu foofu ca Tivaouane ñoom ñoo ko jël jiital ko ngir mu jiite seenu liste moom Diop Sy joxe kàddoom ne dina def kéem kàttanam bés buñ ko falee Tivaouane nekk ab diwaan bu mucc ayib. Reportage Cheikh Anta Diop say latia foo ko natt àgg na fa bari lool fii ci terrain Baye Mass wuy si nag waa coalition CPGE Nay Leer bu Diop Sy responsable parti yu bëri nag ñëw lëngoo ànd ak moom nee nañ daal dañoo bëgg indi coppite fii ci dëkk bii di Tivaouane ay bopp yu bees doxalin bu bees loolee tax ñu jóg ngir jël mairie bi Diop Sy mi nga xamante ne moom mooy tête de liste majoritaire bi nee na lu war la ndaxte Tivaouane jamono yi de li fi nekk jéggi na dayoo. li tax ñu def tey jii lancé suñu candidature c'est pour wan waa Tivaouane ne leen dañoo bëgg a ñëw ànd ak yéen pour ñu defar dëkk bi nag dafa laaj l'ensemble ñi nga xamee ne que ñoo am ay compétence nekk ci dëkk bi ñu àndandoog ñun ñu liggéeyandoo dëkk bi benn nit rek du ko def benn fonction rek du ko def ay fonction yu am compétence ñooy ànd pour defar ko. ci kaw loolu sax nee na Tivaouane dëkk la boo xamante ni dëkk diine la waaye dafa mel ni dañoo liggéeyul ci li ñuy wax coopération décentralisée loolee mooy ay pexe yoo xamante ni ay investisseurs dinañ jóge bitim réew ñëw fii ci Tivaouane ngir mën ko fee dëggal jàppale askan wi. musu leen gis benn coopération internationale bu ñëw Tivaouane amul la moo tax parce que tout simplement ñi fi nekk xamuñu la mooy coopération internationale buñ ko xamoon kon heure bii daa ñëw coopération internationale boo xam ni dinañu permettre ñu am hôpital yu bees dinañu permettre ñu am ay centre de formation yu bees. militants yi bokk ci coalition convergence patriotique pour la justice et l'équité feesoon dell fii ci terrain Baye Mass daanaka mbooloo mi jóge woon ci quartier yu bëri ci Tivaouane. ñaar ñuy xëccoo maire bu Ziguinchor mu di Ousmane Sonko ak Abdoulaye Baldé moom Ousmane Sonko li mu xamle woon mooy bés bu jotee ci mairie bi la muy njëkk a def mooy ay mbedd yu ñu dippee ay colons français dina ko fa dindi tuddee ko ay doomi réew mi nga xamle woon ca place Bambaya bu Ziguinchor kii di Abdoulaye Baldé ak ñamu àndal ñoom nag nee nañu ñoom liggéey boobu door nañ ko bu yàgg sax adjoint au maire ba moom moo ko wax reportage ca Ziguinchor Boubacar Dia si Lamine Mondiang. Pastef moo siiwal bii di xalaat bi muy jiitee meeting bu jeunesse patriotique bu Sénégal ca place Bambaya bu Ziguinchor Ousmane Sonko mi jiite liste majoritaire bu coalition Yewwi Askan Wi ca mairie bu Ziguinchor ne moom de su nekkee maire bu capital bët Saloum réew mi dina soppi tuuru yoon yu bari rawatina yoon yi nga xamante ni ay tuuru colon ñoo ci nekk ne ne ndaxte yooyu la colon yëpp lu ñu dara suñuy jàmbaar yu fi nekkoon njiitu Pastef joxe na sax ab misaal ci yoon bii ñu duppee lieutenant Truche te askanu Ziguinchor xam ni yoon bu ni mel moo ngi jaar ci cour d'appel bu Ziguinchor jaar it ci inspection d'académie waaye it inspection de l'éducation et de la formation ak ancienne mairie bu Ziguinchor décision Ousmane Sonko bi réagir loo équipe municipale bi. nañu ànd ak dal rek booy tuddee rue dafa am si foo koy teg doo xëy rek ne lépp laay effacer indi leneen boo koy teg am na tubaab yoo xam ne amal nañu njëriñ Ziguinchor du tubaab yëpp def lu nga xam ni naka su lu noonu. am na ñoo xam ne amal nañu njëriñ Ziguinchor am na tubaab yu am njëriñ am na tubaab yu amul njëriñ ñu amul njëriñ dañ leen génne si vraiment si doxalin bu nga xam ni dañ koy ànd ak dal bañ parparloo. tey bu jeeju di wax fii gannaaw bu mu organiser ab meeting ci quartier Kadalan bu Ziguinchor yokk na ci nii pourtant équipe Abdoulaye Baldé tàmbale na woon di jëfee xalaat bi Ousmane Sonko joxe. depuis Abdoulaye Baldé bu mu ñëw ay doomu Ziguinchor lay tuddee ay dëkk ay rue yu mu tuddee ba léegi dafa débaptiser yenn rue yu nga xam ne ay tubaab lañ ko jagle woon mu tuddee ay doomu Ziguinchor amul benn rue bu mu tuddee gan fii si Ziguinchor. ñu jàpp ni ci quartier des affaires bu Ziguinchor bari na ay yoon yu fàttali suñuy relation ak France ñu jàpp rek ci misaal rue de France mi jaar ci CMT Diédhiou ak maison de la presse waaye rue du général de Gaulle moo nga xamante ni moo ngi jaar ci mairie bu Ziguinchor waaye gouvernance ba.
Dakar di dalal jamono jile fële ca Diamniadio 8e conférence ministérielle bu forum bi ñu jagleel lëkkaloo ci diggante Chine ak Afrique. Chine ak loolee ñuy duppee soft power mooy maanaam fexe ba yeneen réew yi di ànd ak moom ci ay politique am ak lu ni mel ñoom ñu ngi def seen kéem kàttan ngir fii ci Afrique yëf yi gën a dox waaye it ñu gis ni moom mooy 2e partenaire commercial bu Sénégal ginnaaw France. Ibrahima Niang nekk ab économiste lañ ciy déglu ci micro Marcel Farba Maroun. gannaaw delta omicron mooy variant bu bees bu coronavirus ba ñu identifié foofa ca réewu Afrique du Sud ca hôpital Bambino Jésus bu nekk mu am njumte ñu ciy jégali bu baax a baax élément bu Marcel boobu sax la ñuy wax léegi nii muy variant omicron bu Covid 19 muy ab variant bu bees bu tiital askan wi yëpp rawatina àdduna wërngal këpp ndax jamono ji bëri na ay réew yoo xamante ni dafa ne joox lu ci mel ni Afrique australe wala Europe wala sax nag Asie variant boobulee lan moo ko caractérisé fan la jógee lan mooy ay mandargaam ndax it dafa gën a mën a joxe wala boog ndax dafa gën a mën a war a tiitalaate yeneen variant yi loolu lépp dañ ci ànd ak Marcel Farba Marouna. gannaaw delta omicron mooy variant bu bees bu coronavirus ba ñu identifié foofa ca réewu Afrique du Sud ca hôpital Bambino Jésus bu nekk Rome foofa ca Italie ñu jot a am gëstu yu njëkk ci boobule variant te lu jóge ci boobule jàngat mooy que variant omicron boobu li muy muté moo ëpp variant delta bi boroom xam-xam yi tamit di ragal rek vaccin yi ñu jot a génne ñu bañ a am benn effet ci moom loolu waral cas yi ñoom ñu ngi commencé di yokk ci àdduna bi surtout foofu ca Europe bu dee sax chercheurs yi neneen ñoom yeneen étude dina mën a fexe ba ñu gën a xam boobule variant yenn réew yi ñoom jël leen seeni matuwaay foofa ca Pays-Bas fukk ak ñett passagers yu jógee Afrique du Sud aljuma passé jotoon nañ am variant omicron feneen ca Israël benn cas moo fa jot a am mu di benn voyageur bu jóge foofa ca Malawi loolu waral depuis démb képp kuy étranger mën a gu faa dugg ca États-Unis moom nga xamante ne di jéggalu it bu baax a baax ci élément boobu le ni mu daggee dañuy waxaat ci mbirum koom-koom ak juróom-ñetteelu conférence ministérielle bu forum coopération sino-africaine ubbi tey jile ci Diamniadio Chine moom nag dem def kéem kattanam ngir dooleem gën a yaatu wala gën a mag ci continent bile ñu gis ne moom mooy ñaareelu partenaire commercial bu Sénégal ginnaaw France dañ ciy déglu Ibrahima Niang xam-xamam màcc ci wàllum koom-koom ci micro Marcel Farba Maroun. pàcc bi njëkk bi moom la ñuy wooye chinois yi di wooye aide ak mbirum investissement ak mbirum aussi jokkalante entre ñaari réew yi ci wàllu koom boo jëlee jokkalante ñaari réew yi ci wàllu koom tey jii nii ci boo jëlee France après Chine moo tegu ci ginnaawam di ci réew mi nga xam ne Sénégal moom la ëpp lu muy jokkalanteeg ci wàllu koom ba tey jii nii boo seetloo Sénégalais yi seen commerçant yi ñu ci bari tey jii nii benn jëmuwaay rek lañ gën a am muy yoonu Chine bi loolu tax na tey jii nii ba ñu defee xayma bi toll na ci ñaari milliards de dollars ak téeméeri millions loolu aussi boo ci da nga ciy dugal aussi mbirum njëndum gerte gi am na ci wàllu aussi bu mag entre ñaari dëkk yi leneen li mooy mbirum investissement boo jàngatee di nga gis ne entreprise chinoise yu bari ñu ngi ñëw Sénégal di fi defar ay jumtukaayu liggéeyukaay di jël ndawum réew mi FOCAC bi nag am na ñaar fukki at tey jii nii donc ci ñaar fukki at yooyu Chine jël na ci ay mesures yu bari yu ko dimbali tey jii nii mu nekk partenaire bu gën a yëngatu ci jëflante wàllu koom ak dëkk africain yi boo xoolee ci wàllum tali yi Chine def na ci lu bari def na ci jéego yu bari ay junniy kilomètres tey jii nii ci Afrique Chine tabax na ko boo jëlee ci autorail yi Chine aussi tabax na ci ay junniy kilomètres leneen li aussi mooy ci wàllum paj boo seetloo paj mi Chine daf ci yàgg taxaw yàgg nañ yónnee seeni ndaw
ñu leen di wooye les docteurs yi nga xam ne dañuy def tànku neen les médecins au pied yi. ndaje bi ci diirub ñaari fan la sànq nag cérémonie d'ouverture bi mi ngi am ci teewaayu président Macky Sall ak Xi Jinping di njiit réew bu Chine moom dafa toll foofu mu nekk maanaam visioconférence ci la ko defee ci wàllum wér-gi-yaram ak ni ñuy jëfandikoo ay antibiotiques ci lu jéggi dayoo loolee dafay tax ba yenn ci ay infection yi dootuñu ko mën a faj ay junni nit di faatu ci loolee ñuy duppee résistance antimicrobienne mooy dañuy dem ba ay parasites ak virus ak lu ni mel day nekk ci yaram bi waaye garab dootu ca mën dara ay nit yu yëngatu ci wàllu wér-gi-yaram bokk ci loolee ñuy duppee One Health maanaam benn wér-gi-yaram dañuy def seen kéem kattan ngeen ñaax askan wi ci ni ñuy jëfandikoo garab yooyu le semaine mondiale bi ñu jagleel résistance aux antimicrobiens ñu ngi ko door fële ca Thiès reportage Fatou Kiné Dem say laatiya. La résistance antimicrobienne, une tueuse silencieuse. L'Organisation mondiale de la santé met en garde. 750 000 personnes meurent chaque année. L'on parle même de près de 10 millions d'ici à 2050. Parfois, le médicament est délivré sans pour autant prendre des garde-fous. Et doomi jàngoro yi garab mënatul a faj ñi ngi def giraawaal yi moo waral mbootaay gi ngànk wàllu wér-gu-yaram ci àdduna wërngal këpp nag di yëgle ña cay faatu takk lool juróom-ñaari téeméeri junni ak juróom fukk ci doomu aadama ñu ne at mu ne ñi ngi ci ñàkk seen bakkan te boo moyul nag fii ak atum 2050 lii faatu dana jege fukki million. néew ma nag que vétérinaire yi defuñu seen rôle ñu ngi koy def macha allah bu baax a baax waaye nag yenn saa yi nga gis maanaam ñoo xamante ne dañuy def loo xam ne day xaw a wàcc yoon ndax par exemple antibiotique ba ñu wax nañ ko jëlee di ko jox sàmm bi yenn saa yi duñu bàyyi xel ci li nga xam ne moom lañ naan résistance aux antimicrobiens. bu ñu nee résistance dafa fekk ni yenn ci doomu jàngoro yi champignon wala sax bactérie danoo dem ba dërkiis antibiotique mënatul ci ñoom dara. ñu bari ci fajkat yi di mujjee di jëfandikoo antibiotique yi ñu duppee sànni tàccu te loole yépp nag booy xool dafa am sax nag njeexital. am na antibiotique yoo xam ne dañ ko war a denc ndax kat li tax loolu mooy suñ ko yàkkee léegi ëllëg danañ dem ba nga xamante ne dootuñu am antibiotique yoo xam ne ñooy faj feebar yi nga xam ne moom la daan faj te li indi loolu mooy laboratoire yi defar garab yi ñoom nañuy génnee ay garab yu bees ay antibiotique yu bees. bariwut rawatina nag bu fekkee da ngay génne tey nga toog ci diir bu gàtt ñu ne kat léegi garab gi mënatul faj su boobaa yow mi ko génne woon dootoo ci sawar waaw kon nag comme demee na noonu li nga xam ne moom lañu am ñu koy wax arsenal thérapeutique mooy ngànnaay yi nga xam ne moom lañu yore dañ ko war a sàmm. jafe-jafe yi dafa wër àdduna moo waral acteurs yi tey def benn say bootu ci li ñu duppee One Health mooy nu ñuy fexe nag ba yii ñu xeex ko ci kaw ñu lëkkaloo ci kawit képp ko ci war a bokk ku ne ñu dugal la ci. danoo bëgg ñi nga xam ne ñoo féetewoo wér-gu-yaramu doomu aadama wala wér-gu-yaramu doomu mala wala wér-gu-yaramu gàncax gi ñu am benn approche boo xam ne ñooy ànd di liggéey. changement de comportement bi damay yàgg di wax ne buñ ma laajee lan mooy sa réussite ma ne leen bés boo xam ne bii dem. ñu dellu si fii ci Ndakaaru rawatina fële ca Tivaouane Peulh ay kër yu ñuy waaj a daaneel fële ca VDN 3 ba ña ko moom nag dañuy bañ la daloon yeneen ci ay nit ci atum 2017 dal leen maanaam ñu toj seen kër ba noppi di leen wër-wërloo duñ leen jox seeni suuf duñ leen jox koppar wala dara ñoom ñuy ñaax njiitu réew mi président Macky Sall mu bi ci gëtam bu baax a baax ngir bu ñu jëlee seeni kër it ñu mën leen a dàmp ci xaalis bañ fa def dañuy déglu kenn ca ñoom ci micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. 2017 du ko doon 2021 jëm 2022 dootu ko doonat ci at yi ñuy ñëw pare nañu tey pour képp ku fi duggati heure boo fi mënee ñëw ak képp koo mën a àndal dinañ la jox suñu bakkan bii ndax lii dañ cee xeexoon ba état du Sénégal delloo ñu ko te bi ñu ko delloowee li ñuy wax nii on prend en témoin l'opinion. On prend en témoin différentes autorités ñu mës a recevoir à savoir le ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne mi fi nekkoon premier ministre du Sénégal wax ñu ay kàddu yu wérte wóor na président nee na seen alal la dem leen jëli leen woo nañ service technique jox leen ay instruction plan yi ñu defar tey mi ngi ci service technique yi nekk ci département de Rufisque ñoo defar suñuy plan jox ko le maire de la commune maire bi jël ko jébbal leen ko
ba suñu site bi ñoom ñu kale ko ci seen i base de données tey ñu wëlbatikuwaat bëgg cee laxaat ay mbirum caay-caay bëgg cee laxaat ay mbirum naafiq naan li loolu nag lañ dul nangooti site bi nag ñu ngi fi tey ñu ngi fi suba ñu ngi fi ginnaaw suba suñu alal la te incha allahu rabbi dañ koy dëkkee amuñu ay moyens yu ñuy jëlee ay mbir bi di ko jox ay promoteur ñu koy defar di ko jaayee ay parcelles 50 millions 30 millions 20 millions on n'a pas ces moyens là. ci biir li ñuy duppee 16 jours d'activisme jagleel ko xeex fitna gi ñuy fitnaal soxna yi 25 novembre ba 10 décembre am na ci biir lu ñuy duppee it 6 jours d'activisme ay mbootaay yu bokk ci société civile ba moo xam ñu ngi faree ca Kaolack Fatick wala Diourbel amal nañu waxtaan wu yaa ci loolu nemmeeku gi mooy ca diwaan bu Kaolack am na 200 ci ay cas violence maanaam fitna yu ñuy fitnaal soxna yi lu ci ëpp ay sàkku la maanaam viol mbootaay yooyu di yëglu ngir kilifa yi def ci seen kéem kàttan Pambay Diaw fa liggéey ca Kaolack. di am ba léegi métital yi nga xamante ni dañ koy métital jigéen ñi ci at mi rek lu toll ci 200 cas de violence te li ci ëpp doon ay cas de viol daal dinañ koy nemmeeku ci région bi présidente action pour le développement du Sénégal di ko méttitlu. cas yi moom ñu ngi fi ba léegi te xam ngeen ne organisation de femmes yi boobu ba léegi ñu ngi xeex ci mbir mi. muy benn activité ba nga xam ne activité yeete la activité aussi woote wallu la ci métital yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci xale yi. ak si jigéen ñi. organisation yi yëngutu ci àq ak yelleefu jigéen ñi nag di xamle ne ak cas de viol yi ni ñuy bare loi bi criminaliser viol bi day mel ni ñiy def jëf jooju ragaluñ ko ba tax jigéen ñi di sàkku ci askan wi ñuy dénoncer ñëpp ñi nga xamante ni ñooy def jëf jooj. état bi tamit mu ngi jël ay loi te bi si mujj mooy loi bi nga xam ne moom mooy teg daan bu métti li nga xam ne mooy siif yi nga xam ne moom la ñuy siif jigéen ñi ak xale yu ndaw yi waaye nëppal bi rek mooy jàpp ne que lii du dara parce que xëy na si ñàkk xam la ñu jàpp ne nit ki bu fekkee ne xamal nañ la lan mooy métital ak lan la mën a jur si doomu aadama bu yooyu amee foog naa doo fa nekk di ko métital buñ la waxee tamit ne xeex métital du mbootaayu jigéen rek ñoo ko war a def wala du gouvernement bi rek bu boobaa boo gisee lu mel noonu di nga mën a woote ne man kat gis naa lu mel nii. ci fukk ak juróom-benneelu bis yi nga xamante ni nag ci lañ doon def seen i activité jëmale ko ci xeex métital jigéen ñi juróomi organisation société civile yi nekk ci Kaolack Fatick ak Diourbel di sàkku ci askan wi ñu daal di jàpp ci xeex bi ngir rek ñu mën a saafara métital yi nga xamante ni moom la ñuy métital jigéen ñi. ci loolu ba tey ca Fatick ONG Femmes Enfance Environnement li muy ñaawlu mooy liggéey bi ñuy liggéeyloo xale yu jigéen yu ndaw yi lu ci bëri dañ leen di yebal ci Ndakaaru wala yeneen diwaan ngir ñu fay liggéey jànq di mindaanu ak lu ni mel te loolu dañoo jàpp ni ab xeetu fitna la tam bu ñu jëm ci xale yi ndax dañuy fexe ba du ñu mën a dem école ak leneen moo li koy gën di waral mooy ñàkk gi ñu nemmeeku ci diwaan yooyu le te faaw it ñu ut ci ay saafara Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ca diwaanu Fatick. ñi ngi bu baax a baax ci ces jours d'activisme yi nga xam ni moom la ñuy amal fi mu ne ngir xeex lépp luy violence boo xam ne dañ koy teg jigéen ñi ONG Femmes Enfance Environnement nga xam ni ci Fatick la ñu nekkee ñoom nag li ñuy gën a métitlu mooy benn xeetu violence boo xam ni dañ koy faral di teg xale yu jigéen yi nga xam ñoom ñoo nekkee ci yenn gox yi nekkee ci région bu Fatick. fii ci Fatick nga xam ne man fi laa ne muy mbindaanu bu teel bi nga xam ne dañ koy teel a def ci xale yi à partir de 11-12 ans nanu bàyyi pratique yooyu parce que pratique yooyu mu ngi yàq suñu doom yi boo teelee mbindaanu lu ne di nga ko gis boo teelee liggéey lu ne di nga ko gis ngalawaay nañu sàmm suñu njaboot yi dimbali leen aar leen tette leen ba ñu am âge bi nga xam ne ci la ñu war a mën a liggéeyee wala ñu socialiser wu. autorité yi nag moom nee na dañ cee war a jóg jàpp ci ndaxte nee na seetlu bi mooy liy waral ñuy teg métit yu ni mel xale yu jigéen yi moo di famille yu ñu dëkk léeg-léeg seen loxo du jot seen ginnaaw. ñàkk gi moo ko waral dañuy laaj gouvernement du Sénégal pour mu intégrer ci ay programme am à travers l'éducation nationale mu intégrer ci ndimbal lu jëm ci ménage yooyu nga xam ne seen doom yi dañuy obligé dem liggéeyi pour ñëw dundal leen ngalawaay loolu métti na ci xale te convention des droits de l'enfant daf leen protéger xale am na droit garder innocence am di épanouir di lekk di naan di dem école loolu yëpp ay droit wam la kon waruñu ko teg loo xam ne charge bu ëpp âge am la. comme nag ni ñu koy nemmeekoo ci yeneen région yëpp ci Fatick itam léeg-léeg ñu gis fi ay cas wu viol ONG Femmes Enfance Environnement ne bu sañoon ñëpp ñi nga xam ne dañ leen a teg métital gu ni mel mu di viol ñuy dénoncer ñi nga xam ne ñoom ñoo leen ko def. parce que duñu dénoncer te duñu yóbbu ci yoon te boo yóbbu nit ki ci yoon
bu génnee da koy defaat keneen. ONG bi nag ak benn partenaire am Fondation Heinrich Böll ñoom nag dañoo taxawal fi mu ne ab projet boo xam ne li ko tax a jóg mooy bokk na ci li ñu bëgg a def fexe ba ci biir école yi élèves yi di jëfandikoo li nga xam ne moom moo di ay serviettes hygiéniques yoo xam ne soo ko utiliser ba pare di nga ko mën a fóot utiliser waat ko te du am benn gàllankoor ci alam gi. jërëjëf Aminata Goudiaby ñu dem fële ca Gambie daanaka juróomi fan moom moo des laata ñuy sóobu ci élection présidentielle ba fa campagne gi nag campagne bi mu nga fa kon jamono ji yenn ci ay candidat di waajal bu baax a baax suñuy envoyé spéciaux Abdoulaye Cissé ak Mbissane Ndoye teewee nañu meeting bu Ousseynou Dabo mi jiite UDP di Parti démocratique unifié dañuy dem ba Banjul déglu seen reportage. gis ngeen fii gone yaa ngi ni mënul sax yóbbu leen école ndax amul lu leen fayalee fii saa su nekk nit ñaa ngi góorgóorlu ngir am lu dundalee seen njaboot muy wane ne kon dëkk bi nit ñi sonn nañ 50% Gambien yi daanaka ñu ngi ci ndóol éducation nag mënuñ ko am ndax jafe-jafe yi nit ñaa ngi faatu ci hôpitalu Banjul muy gàcce lu doy waar la loolu rek nag moo tax kon ñu bëgg coppite am. For generations to come. di jéggaluwaat bu baax a baax ci élément Abdoulaye Cissé boobu du ñàkk ci yeneen jotaayu xabaar di ngeen ko dégg Abdoulaye Cissé mi ñu yebal ca Gambie ngir présidentielle bi nar a am samedi heure tàggat yaram jot na ñu dalal Cheikh Tidiane Diaw Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu. tàggat yaram dañ koy doore ak deuxième journée championnat Ligue 1 AS Douane mi bett daanaka Guédiawaye football club ca diwaanam. voilà entraîneur Guédiawaye football club jàpp ni joueur mi dañoo xawoon na manqué concentration looloo tax li ni mel am AS Douane nag seen coach bi moom kontaan na ndaxte jàpp na ni joueurs yi respecté nañoo consigne am waaye gis na ni équipe bu Guédiawaye bi équipe bu am ambition la dañ ciy teewlu compte rendu par Faragni ak Ahmadou Ba. hold up dëgg ci njeextalu match bi. ñi nga xam ne nag ñoo nekk AS Douane ñoom nag ñii di AS Douane danoo nax waa Guédiawaye football club ndax deuxième but bi dafa seddal lool public bu Guédiawaye. dañu gis ne adversaire bi moom moo nekkoon ci temps fort donc adversaire bu nekk ci temps fort. da ngay calme nga lucide nga garder sa bloc li nga mën def mooy jouer en contre attaque je pense que loolu la ñu def et bon yàlla dimbali nañ ñu dugal ci but. temps fort dañu ne gauche bu ñu yàkkamti nañ def nànk ñu nekk ci biir bloc bi voilà di profiter situation contre attaque yi. naam sax GFC moom mu ne woon score ci penalty gannaaw ba nga xam ne nag ñii di AS Douane daal di égaliser waaye nag bëggoon kut ko kut dugal ñaareeli bii bi looloo tax ñoom ñu ñàkk bi la jongante. geew ko man mosuma woon xalaat ni dinañ jël bii bi te boo leen xoolee bii bi niñ ko jëlee bii bi la boo xam ne mënoon nañ ko moytu bu baax a baax. waaw remarque boobu remarque bu am solo la parce que banc bi dafa war a banc bi souvent solution bi fa lay jógee bu fekkente ne banc bi on n'était pas trop lucide day indi ay gàllankoor et loolu moo reflété effectivement match bi. ci stade boo xam ne dafa tàng jëpp supporters yi di tëbaka dal waaye taxut ba ñi nga xam ne GFC changé seen ambition ci saison ren bi. pour jouer figurant ñun dañ ñëw pour gagner championnat bi te incha allah liñ fi gis dal na xel am nañ équipe bu baax am nañ équipe boo xam ne sax motagul te jàpp nañ ni bu ñu yàlla dimbalee incha allah dinañ jël championnat bi. gannaaw ñaari jongante ci Ligue 1 ki nga xam ne moo nekk GFC am benn poñ waaye nag seen coach bi am na mbégte ci li nga xam ne moom la joueur yi wone ñii di AS Douane gannaaw ba ñu amee défaite ci match bu njëkk ba ñetti poñ yi dafay relancer seen saison. voilà dañuy des ba léegi ci deuxième journée boobu dem fële ca Louga Isaac Ndiambour nag dañ ko tenir en échec ca dëkkam ku nekk dugal benn bal ci digganteem ak US Gorée muy match boo xam ne entraîneur Ndiambour bi jàpp na ni benn poñ rek la am waaye mënoon na gagné ndax taxawaayu équipe am moom Sidaat Sarr dañ koy teewlu ci micro Thierno Fall.
match bi dañ ko tàmbali amoon ay opportunité nag parce que soo xoolee même premier mi-temps bi je pense que door nañ ñaari bal ci photo bi te yooyu amoon nañ ci opportunité pour dugal mais xam nga soo ko dugalul après adversaire bi ñëw dugg deuxième mi-temps en cours deuxième mu dugal la benn but dabe dafa métti heureusement que ñu am opportunité égaliser mais bi ñuy égaliser bi ñuy poussaat pour am deuxième but bi temps bi mayuñu ko après mu jeex mais loolu tam dama koy teg ci contexte rek match bu jafee la woon parce que équipe bi ñu doon dajal aussi dafa ñëwoon am taxawaay bu baax bu mu ñu indiloon ñun tam ñu doon pousse pour gagner leen mais jël point bi pour man baax na ci. tey soo xoolee défense bi tey par exemple ci côté gauche bi Abdoulaye Diallo la ñu amoon tàmm tey gisuñu ko fa dañu obligé indi fa keneen ko xam ni moom loolu du posam côté droit bi aussi dañu mujj dindi foofu nit indi fa benn défenseur central ça veut dire que c'est vrai que chantier la mais ñi ngi ciy liggéey am nañ ci quelques renforts te am naa yaakaar ni semaine prochaine incha allah dinañ mën a qualifier pour mën a ñu am équipe bu défense surtout défense. voilà ñu wax ci résultat deuxième journée yooyu nag résultat kii maanaam tableau résultat yi ak Dakar Sacré-Cœur bi nga xamee ni AS Pikine la doon dalal ñu def match nul ku nekk dugal benn bal Teungueth FC Jambar 0 but partout Jaraaf daan Linguère ñaari bal ci dara Mbour Petite Côte daan def match nul 0 but partout ci digganteem ak Casa Sport Ndiambour US Gorée ku nekk dugal benn bal Seneps Génération Foot def match nul 0 but partout AS Douane dem fekk ji Guédiawaye Football Club daan ko ñaari bal ci benn ci classement bi nag fi mu nekk nii Jambar moom moo nekk góom ci bopp classement bi ak 4 points équipe bu Teungueth FC topp ci moom tamit am 4 points Génération Foot tamit am 4 points voilà naata deuxième journée la nag moo tax xam naa ni équipe yi jegelontoo bu baax a baax. c'est cher ndax comme xale yi dañ may tooñ nee nañ xaw ma dara ci football bàyyi ma lay bàyyi rek ngay wax dama ciy góorgóorlu mais dinaa def mise à jour dañuy wax ci leneen ab fàttaliku bu triste sax Cheikh Tidiane Diaw mu di Pape Bouba Diop ba benn at ginnaaw ba mu dëddoo àdduna soxnaam di Marie Aude Diop di waxtaan ci moom ak ni mu ko wéetalee daanaka. voilà moom nag baaxee nañu benn entretien exclusif madame Bouba Diop comme ni nga ko waxee rek mu ngi wax wéetaay bi nga xam ne jamono ji moom lay dundee ginnaaw bi borom këram boobu di Pape Bouba Diop génnee àdduna waaye rafetlu tamit taxawaay bi nga xam ne sénégalais yi taxaw nañu ko dañ koy teewlu tuuti rek ñu déglu ko ndaxte ci nasaraan la du ñàkk ñu dellu si waat ci suñu yeneen xibaar ñu déglu Marie Aude. C'est pas toujours facile mais il nous avait préparé à ça, on avait beaucoup parlé donc ça va, on avance, mais je crois que je me rends pas encore compte vraiment qu'il est plus là, qu'on le verra plus. Je me rends pas vraiment compte. Je suis avec les enfants, je m'occupe un maximum des enfants. J'essaie de continuer tout ce qu'il avait fait, les voyages qu'on faisait en famille, la vie de tous les jours, sa gentillesse, sa bonté, les belles phrases qui rassuraient. voilà madame Diop di entretien boo xam ne dégg ngeen ko sànq en intégralité ci Infos Matin xam naa du ñàkk ngeen ko dégluwaat guddi sport à la une. incha allah merci beaucoup jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw rendez-vous tey ci guddi ni nga ko waxee sport à la une jaajëf dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëyee tey. jërë ngeen jëf ginnaaw delta coronavirus bàjjo bi solaat na meneen mbubb mu tudd omicron ba tàmbalee fëgg ci buntu yenn ci réew yi ci àdduna bi ubbil l'observateur omicron variant bu bees la bu feeñ ci Afrique du Sud doonte pare gu ñu ci jàngat beeg gëstu ko ak di ko càmbar terewul tiital na boroom xam-xam yu bëri professeur Moussa Seydi chef service maladie infectieuse ak tropicale ca l'hôpital Fann di ñu wax ci l'observateur ne variant omicron bi ak mutation yu ñu gis ci moom tax na ñu njoxte ne du lu ndaw ba tax waree su ko caaxaane dañu ko war a waajal ci lépp jël suñuy matuwaay ci fépp ci foofee mu ko waxee ba tey di ci l'observateur kàdduy professeur Tànnaxa Jéey ma nga fa moom expert vaccinologue bi nee na li ñu jaaxal ci variant delta bi moo di néew doole gi nga xam ne néew nañu ko doole suñu digg ak virus bi politique bi làcc wu am doole la ko yéenekaay yi xëy jox tey ji bokk na ci journal Le Quotidien muy xëy ci poste premier ministre bi ñu bëgg a dellu siwaat ci réew mi ba di ñuy wax ne kii di Abdoul Mbaye njiital acte dégg nañu ko démb ci RFM ci émission Grand Jury mu fay wax ne Macky Sall day teg xel li tax mu bëgg a dellu siwaat poste premier ministre moo di ak lajjam lay seet ku mu ko wékk Ousmane Sonko ne moom li mu gis moo di Macky Sall ay pexe lay la ka teg ngir seet nu mu reporter élection locale yi loolee lépp di ay tuumaaki njoxtu yoo xam ne Sud Quotidien nee nañu président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di ay miru ñi ngi faxas na ko
ba mu set wecc waaye Ousmane Sonko njiital parti Pastef am xelam dalul ci li Macky Sall bëgg a def moo waral mi ngi alerté ak di yëglu Vox Populi xëy di ñu yëgal ne poste premier ministre bi ñu bëgg a delloosi ci réew mi ak li ñu ko war a baaxee ci ay cër ngir mu mën a antu lu mu néew dinañu laalaat ci constitution bi lu mat 20 fukki article ak juróom l'info nañu premier ministre bi war a ñëw ak i compétence am bu doonu piis la ñu ne Macky Sall da koo natt ba mu yem ci moom mu dagg ko solal ko mandataire bu coalition Yewwi Askan Wi ba woon ci diwaanu Matam di Djibril Ngom audience am bi woon keroog ca palais de la République ak président Macky Sall mooy mbambu ci yéene kay ñu xëyandool journal La Tribune xëy ca ba di ñu xamal ne promotion contre valeur mi ngi gën di am doole ci réew mi l'observateur nañu gis gi ñu ko gis moom Djibril Ngom ci wetu président Macky Sall photo ba moo waral coow leen mbambule te audience ba dafa rëcc ci service communication bu palais ba li rëccul journal Libération moo di géopolitique bi tàmbale jaxaat te yegg gu ñu ci élection locale yi yëral xët mu njëkk yéenekaay bi bokk na ci li Gaston Mbengue ne bu ñu dajale woon waa Njaaseen gi yépp mu di ñu sant Dias ci réew mi taal leen dara du xew Sénégal ndax bari wuñu fi yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne Khalifa Ababacar Sall mi ngi sàkku ay daan ci Gaston Mbengue mi wax ji Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall ba ci Soham Wardini ñoom dañoo yéemu ci kàdduy Gaston yi ndaw sii di Rama Maki libe nee nañu moo duma Fatoumata Ndiaye bu Fuuta Tampi ba yàlla fóoti sa garam taxaw nangu ni moo ko duma te mi ngi xaaru plaintam lu mu ci góobe gar ko ci géeje waaye farandoo yi nee ne Fatoumata Tall yi ak yu Lat Diop yi ñoo doon xeex bu mitti ci kanamu Aliou Sall keroog ci cérémonie remise attestation yu cadre Benno Bokk Yaakaar yi borom audience bu siiw bi di Djibril Ngom Libération nee nañu wax na ne ak jugeem ci Yewwi Askan Wi dem fekki waa APR da koy assumer yéenekaay bii di Libération nañu moom Djibril Ngom wax na it ba dal ci kaw Bassirou Diomaye Faye bu parti Pastef Djibril Ngom nee na Bassirou Diomaye Faye bi muy jël suñu waxtaan di ko dugal ci WhatsApp bi waroon na caa boole yi mu ñu doon wax yépp en privé ci coowal mbës mi mu di massage Adji Sarr ba ak Ousmane Sonko ba dugalaaleet fexel gi ñuy fexel responsable communication bu parti Pastef bi ay xunnutu am na ci biir Union des magistrats du Sénégal Source A moo ko bind ba xamal ñu ne magistrat ya ca nekk ñenn ci ñoom ñoo ne noppi gi nga xam ne bureau Union des magistrats du Sénégal noppi na ko ci affectation yi bàyyeekoo ci ndajem conseil supérieur de la magistrature bi woon keroog la ñu xamul lan moo ko waral. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñi àndoon ak ñun ci xibaar yi rédaction bi di leen dig daje bu 19h30 jotee incha allah ci xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ci kàllaamay Kocc pardon léegi dañuy dem ci beneen plateau bi fekk ji fa Pape Cheikh Diallo mu yeggali ci Midi Plus merci jël naa ko merci jël naa ko merci Pape Cheikh.